guddi gi ñoom ñoo ko moomee mbay guddi gi yàgg na neex na te metti na te dëgër na kaj loolu affaire bu garaaw la xale xamu ko loolu dafa am miel am plante boo xam ni su guddi gi xaajee la tudd dañ ne 45 minutes avant laalal ñaari cuillère boo laalee ñaari cuillère xoolal da ngay bëri doole da ngay bëri doole guddi gi neex lool yàgg lool livraison à domicile c'est possible kon li may wax xam ngeen lan la miel la ak ay plante loolu nag mi ngi jugee Paris mi ngi tudd la nuit nous appartient wooteel 77 751 59 59 ñi ngi bàyyeekoo Sacré-Cœur 3 ñu livré la ko yée guddi gi day neex lool guddi gi maam moom salaamaaleykum fidèle ami internetu VIP people mbégte ak bànneex saa su ne di waxtaanee li nga xamante ne mooy tolluwaay réew mi seen benn émission édition spéciale comme ni ñu koy defee vendredi bu jot mu daal di am mbégte ak bànneex boo xamante ne saa su ne rek moom la ñuy àndal di waxtaanee li nga xamante ne mooy Sénégal bi ñu woowee Sénégal bi nga xamante ne ñun ñëpp ñoo daal di ci bokk ku nekk sa xalaat rek war nga koo mën a contribuer ba réew mi daal di gàggantiku waaye comme ni ma koy waxee rek à chaque fois rek heure bu may partagé moom plateau bi mbégte ak bànneex rek laa ciy am saa su ne ndax dafay nekk nit koo xamante ne suñu doyen la mais xalaatam dafa nekk xalaat boo xamante ne ñu ñëpp daal di nañ ko soxla ba ñu mën koo daal di jëriñoo ci suñu géeru dund doyen Amadou Moustapha Gueye moom lay partagé plateau bi tey édition spéciale doyen maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi lay nuyu di la dellu nuyu bu baax a baax Ndeye Fatou. di nuyu borom kër gi. di nuyu internautes yi nga xam ne yëpp ñu ngi ñuy seetaan di nuyu tamit team bi nga xam ne ñoo ànd ak yow. ci émission bi. di ñaan yàlla rek waxtaan wi bu doon waxtaan woo xam ni buy am njëriñ la ci askan wi.
di la jaajëfal bu baax a baax di la remercier encore une fois ci sa disponibilité à chaque fois rek bu ñu ko daal di soxlaa day daal di ñëw partager ak ñun li nga xamante ne mooy daal di fi réew mi toll seen émission édition spéciale bi nga xamante ne vendredi bu jot dañ koy daal di def waaye waxtaan mi nag tey dañ koy daal di dooree ci li nga xamante ne nemmeeku nañ ko démb ki nga xamante ne mooy suñu premier ministre bi muy wax démb mu nekk waxtaan boo xamante ne peut-être ñu bari ku nekk ak angle bi nga xamante ne moom koy daal di analyser waaye doyen démb bi nga gisee kàddu yi nga xamante ne suñu premier ministre yëkkati na ko ba muy daal di wax ban jàngat nga si daal di am. waaw Ndeye Fatou man de wax dëgg yàlla xam naa ni bett na ma bettu ma. ndax li tax bett na ma mooy xamuma woon ni woote boobu muy woote kon tuddee ko conseil national bu Pastef. lu mel noonu moo ko tax a jóg maanaam dal ci kaw ki nga xam ni moom mooy ki yore réew mi tey. baatu réew mi nekk ci loxoom di Bassirou Diomaye Faye am ay reproches yoo xam ne ko koy def ba sax daal di wax ñàkk autorité am wane ni dëkk bi dafa nekkul ci loxo yoo xam ni vraiment loxo yu mat la yu mën a téye réew mi bu baax ba sax di sàkku ni bu fekkee ni nag wax dëgg yàlla loolu mënuñu ko matale nañ ko bàyyi moom mu doxal ko. bettu ma nag tamit ci beneen côté parce que bokk naa ci sénégalais yi nga xam ni ñi njëkk a wax ni diggante bi ni ma ko gisee depuis 1 an ngi ni ma koy wax xam naa ni c'est inscrit dans le temps mais pour ñoom ñaar ñu bokk benn gouvernement bi nekk ci kii nekk président ki nekk premier ministre gëmuma ni dana mën a wéy. waaw dana mën a wéy parce que tamit ku nekk rek ak ni la yàlla tëggee ni la yàlla bindee surtout nag bu fekkee ni kenn ki dafa mës a nekk maanaam patron président ci wàllu politique. ba tey yàlla def président nekk patron ci wàllu réew mi nekk yilif réew mi yépp boole ëmbaale ko ci ba pare it fal ko nommé ko mu doon premier ministre am. xam nga loolu diggante boobu pour nit mën ko lijjanti il faut que mu nekk ay dans un cadre boo xam ne ay nit yu seen xel sori lool seen esprit seen état d'esprit nekk état d'esprit bu kawe. Président de la République moom xam naa ni def na ay sacrifice sax wax dëgg yàlla ku waxal yàlla rek seede ko ni taxaw na fii sax def loo xam ne ñëpp dañ ko ñaawlu woon ci jamono am na ñu bëri Sénégalais yu bëri dañ ko ñaawlu parce que boo taxawee sa premier ministre tagg ko yenn tagg yi wan ne ni yow tu as le meilleur premier ministre du Sénégal mës a am. ku ci ànd ak ku ci àndul yëpp xam nga ni kooku xam na ni am na cër boo jox kooku ànduñu ci loolu mu wax gëmuñu loolu mu wax it mais xam nañ ni am na cër bu mu jox Ousmane Sonko donc bu demee ba tey ci ginnaawam surtout nag. nga xam ne nekkul sax ci biir réew mi mu wootee benn daje boo xam ne dafa dajale waa parteem yépp ñi nga xam ne dañu ànd ak moom daal di def sortie boobu vraiment lu nga xam ne la ñun on s'y attendait sincèrement kañ la doon am ren lay doon déwén lay doon dans quelques jours lay doon loolu moo doon problème bi mais c'était immuable c'était loolu kenn mënul woon jaas daal comme ni ko wolof di waxee waaw parce que tamit ni Ousmane Sonko bindoo la ni ko yàlla mooñe la c'est quelqu'un bu nga xam ni aujourd'hui il ne se sent pas dans son rôle véritable parce que wax na ko sax ci kàddoom yi boo ko dégloo bu baax a baax dégg nga ko muy wax naan su doon dama nekk fa ma war a nekk donc moom jàpp na ni fa mu war a nekk mooy nekk président de la République du Sénégal am na ci sañ-sañ ku nekk l'ambition est le moteur de l'histoire mais entre li nga bëgg ak li yàlla di dogal ñaare day wute te it ñun dañu jàpp ni nit nag bu la yàlla amee lu mu dogal ci yow xam naa ni dafa war a gën ci yow gën ci nit ñi moo tax yàlla dogale ko noonu ba jël nguur gi ci lu nga xam ne kenn xalaatu ko woon kenn yaakaaru ko woon teg ko ci ay yoxoo Bassirou Faye mu nekk tey président de la République donc loolu daal li mu def moom mën nañu wax ni c'est une manifestation de dualité au sommet de l'État. Aujourd'hui il y a une sorte de bicéphalisme boo xam ne mi ngi commencé ñaari kuy ñoo nekk ci kaw bopp état wu Sénégal. loolu nag lu ñu gëjoon a gis la parce que ñun premier ministre yi ñu xam yëpp di ko dooree ci président Abdou Diouf
nga xam ne nit ñi sax dañ naan wax naan waaye kii daal moom dafa topp ci ginnaaw président Senghor rek ndax yaram ak i tegginam ak cër bu mu ko jox daf ko bàyyam ba kooku yëkkati nguur gi teg ko ci loxo. ñu gis ñeneen premier ministre bi succédé yépp c'est des premiers ministres nga xam ni vraiment irréprochable par rapport à leur tenue te lu waxuma sax loyauté mais par rapport à leur tenue envers le président de la République parce que président dañ koy jox wegeel dañ ko war a jox gëddaam dañ ko war a jox respect il faut rendre à la grandeur ses privilèges koo xam ne yàlla moo ko jiital bàyyi Sénégalais yépp ñu toll ci nangami junni ay millions yu nit mu tànn ci kenn ni kii mooy jiite jëgg bi ak boo ko loo ñàkk ànd ak moom war na am xorma boo xam ne da nga ko koy jox ñun nekk ci opposition bi ànduñu ak moom mais dañ koy wàcce ci wàccuwaayam ndax moom mooy chef de l'État donc moom su fekkee ni nag ñoom ci seen bopp ay ñoñam ñoo xam ne ñoo bokk ci biir langam ñoom ñoo koy fragiliser ñoom ñoo koy yàqlu ñoom ñoo koy tànc ñoom ñoo koy tëgër bi loolu dafay xaw a yéeme waaw day xaw a yéeme mais nag xam nañu aussi lam ci jublu aussi xam nañ ko jàpp nañ ni Ousmane Sonko il a son plan B ci sama xalaat bu bopp bu nga xam ni moom il est en train de dérouler son plan B parce que li tax may wax plan B bi mooy xam nga ku ñëw taxaw janoog Sénégalais yi ñu def le premier ministre nga ñëw ni da nga ñëw démissionner ci poste député ñu demaat ay bés ñu ni déedéet démissionné wul de poste député ba daf ko denc bu génnoon ci gouvernement bi day dem nekkaat député automatiquement borom ñi nga xam ni seen xel yépp màcc na jëm ci politique dañu ne kii kat am na lu nga xam ni mi ngi ko téye dank fanaanal bu mu yore bu gisee lu mu xamul rek daal di replier wu te loolu nag sax moo doon li gënoon sax ci moom gën ci président Bassirou Faye gën ci Sénégal normalement moo doon moom comme chef de parti la te it am na taxawaay bu mu am ba tax kii nekk président de la République ci kàttanu yàlla ak na melam waroon na mën a dem comme ni mu demee ci législative yi gagné ko mu dal di maanaam jox nu nga koy waxeeti sax xaw libéré Diomaye voilà libéré ko ci mu coobarewu jël beneen doomu Sénégal jox ko maanaam confiance am mu diriger gouvernement du Sénégal moom mu nekk assemblée nationale comme président de l'assemblée nationale mais defu ko dafa choisir moom nekk premier ministre léegi nag atak yàlla mi ngi atuk yàlla ak ñeenti weer am na li ko desee mu am ñaari at mi ngi toll ci juróomi weer wala yu demee noonu xam nga ni tey bu fekkee ni dafa jóg rek comme ça daal di taxaw ci diggu penc mi daal di taxaw kaas daal di gannaaw ba mu jotee ak magistrat yi jotee ak comment dirais-je société civile kii nu mu tudd journalistes yi maanaam opposition bi les députés de l'opposition qui sont à l'Assemblée nationale tey mi ngi nii ñu dégg ko mu am jafe-jafe ak ñi nga xam ne yooyu société civile ak ñeneen ak ñeneen man daal faction yi nekk ci réew mi yépp ku ci nekk daal ñu ci ëpp ci ñoom tey ñi ngi taxaw di ñaawlu taxawaayam loolu nag mënoon naa ñàkk vraiment mu nekk kàddu yoo xamante ne kàddu yu am solo nga daal di yëkkati jëmale ko ci discours bi nga xamante ne nemmeeku nañ ko démb bien vrai que conseil national lañ doon def ci ma parti bi nga xamante ne mooy Pastef waaye dañoo gis que ne lépp dañ ko accentuer wu ci li nga xamante ne moo jëm ci mbirum réew mi ni muy daal di doxee ci li nga xamante ne tantôt buy pointer du doigt day laal presse bi tantôt mu laal société civile bi tantôt mu laal li nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne mooy suñu président de la République bay wax que ne Sénégal problème autorité la am te alors que moom moo joxoñoon tey suñu président de la République ba tey population la presque sénégalais daal di koy tàbb def ko président de la République mais tey wax nga ko sànq moom muy wax que ne fi ma war a nekk laa nekkul tantôt mu wax ne li ma lor ñëw ma 16 bi tantôt mu ne fi ma war a nekk laa nekkul est-ce que amul benn contradiction boo xamante ne mu ngi am ci discours bi mu tenir démb jëmale ko ci président bi nga xamante ne mooy réew mi. tout à fait loolu moom lu ñu ñëpp souligner la xam nga moom nag yaakaar naa ni moom en termes de contradiction moom c'est le champion waaw parce que déjà boo jëlee baaraam yi rek boo ko jëlee ak li nga xam ne moom lay dikkee nga xam ni moom lu jëm ci wàllu contradiction moom
yaakaar naa ni moom kum ko xëccool moo la ci ëpp doole. parce que tantôt day taxaw wane ni moom lor ñëwul mais xam nga ni bu waxee aussi parce que xam nga wax moom bu xasee ba jib rek jeex na. am na lu nga xam ne boo ko waxee nit ñi aussi dañuy am possibilité pour mën a juger. ndax kii li muy wax nii am na sincérité wala amul sincérité. parce que normalement nit koo xam ni lor ñëwoo fauteuilam doo taxaw ni su ma nekkoon place bi ma waroon na nekk. loolu ay waxuma la sax wolof rek yem ca mais nit ku nekk devant une telle situation boobu jàngat nga ciy mën a am. donc moom li nga xam ne moom moo wóor te nga xam ne c'est constant te vraiment. mënul dañ mooy que ni aujourd'hui xam naa ni posture bi mu nekk posture premier ministre bi mu nekk gënalu ko woon bu doon sagooma day nekk président de la république mais yàlla suñu borom nag moom mooy yore dogalam mooy dogal lépp lu nga xam ne moo am ci doomu aadama amaana sax looloo gën ci moom te xamu ko mais te it gën ci ñun ñi nga xam ne ñooy sénégalais yi donc daal man jàpp naa ni vraiment li mu waroon def loo xam ne moo doon sagesse mooy mu toppoon ñun conseil dañ ko daan jox donte sax ay opposants lañu jàpp nañ ni Sénégal ñoo ko bokk. te équilibre réew mi ñëpp a ciy profité. su jàmm amee ci réew mi équilibre am ci parce que nit mën na Macky Sall c'est un champion des réalisations c'est quelqu'un qui a modernisé le Sénégal. Qui a propulsé le Sénégal dans un élan extraordinaire. de développement vers l'émergence et tout. mais tey xam nga nekkatu fi. déedéet donc pour dire que ni loo liggéey lu mu rafet ñun amuñu boobu problème parce que da ngay proposer dara nit mën na am leneen lu mu proposer mu convaincre population yi ñu ànd ci loolu daal di la fal. donc jàpp naa ni sincèrement moom daal mënoon na xaar rek ba xam ndax yàlla naka ci le côté boobu wala déet mais tey moom. ce qu'il est en train de créer dans ce pays. C'est un fait sans précédent, c'est une dualité au sommet. C'est une sorte de bicéphalisme qui ne dit pas son nom. Et même temps où Mamadou Dia, je le dis très souvent avec Senghor, c'était un peu différent. Parce que Mamadou Dia, c'était un président du conseil du gouvernement, élu par l'Assemblée nationale, par les députés à l'Assemblée nationale. Le président de la République, même Senghor, Bobo Diamono, Senghor, defuñu ko président ci élection. Senghor dañu am indépendance. Son parti l'a désigné comme président de la République. Il n'était pas élu en 1960. C'est après 60 qu'il est allé vers des élections. Après la liquidation de Mamadou Dia. Il a commencé à aller vers des élections formelles avec des scores soviétiques. De gagner le barré avec 80%. Yu demee noonu. Mais ba muy toog dañ ko tànn tey ñoom moom Ousmane Sonko boo koy seet logique gu xam naa ne daal il est nostalgique de ce passé du passé de Mamadou Dia je le dis très souvent tey logique gu on l'a entendu parler de même loolu sax il s'y perd des fois tu l'entends parler de parti état et d'état parti mais en réalité lui il est dans un parti état son parti il faut être de son parti pour être dans l'état c'est à partir des gens de son parti qu'on nomme les gens tandis que l'état parti c'est comme quand Abdou Diouf était là avec Tanor Dieng par exemple Tanor Dieng c'était quelqu'un boo xam ni yaa ngi yéen xamu yéen fekkewu leen loolu mais les gens disaient que dañ ko parachuté dañ ko jëlee ci état bi c'est un haut fonctionnaire bu nga xam ni ñi kilifaam yi dañu am ci moom satisfaction ndax liggéeyam bu rafet taxawaay bu mu amoon depuis Senghor parce que moom c'est quelqu'un bu nga xam ne réputé être très très technocrate donc ñooñu am ko seen wet mu nekk seen proximité ba mujj gi ils ont voulu muy def politique parce que jàpp nañ ni kii bu defoon politique ak qualité yi nekk ci moom yëpp war na mën a indi am na impacté ci seen taxawaay ci réew mi donc ci la ñu commencé di jël ay nit yoo xam ni ku mel ni Mame Bounama Sall ku mel ni Tanor Dieng ku mel ni keneen ak keneen ñu commencé di leen parachuter ñuy wàcc ne leen dem leen defi politique loolu moom la ñuy wooyee état parti loolu aussi contraire ba moo am par exemple dëkk yu mel ni les pays de démocratie socialiste par exemple kii yooyu démocratie yi nga xam ni populaire yi ak yu demee noonu mooy day nit ki day jóge ci parti bi pour mën a dem au sein du gouvernement wala yu demee noonu donc ñoom état pur parti pur la ñoom un parti état pur la ñu yore voilà parce que aujourd'hui li la koy woon sax mooy le premier ministre aujourd'hui
mais il est le président du parti. Alors que le président de la République n'est pas le président du parti. Donc loolu daf lay wan ne la effectivement ñoom ci logique boobu la ñu nekk mais li doy waar mooy kenn xamul heureusement ba nga xamee ne on se trouve dans un pays qui s'appelle le Sénégal. nga xam ne il y a des équilibres nit ñi dal nañu les différents pouvoirs qui sont dans le pays ay nit ñu diggu doomu lañu ñu am culture état lañu. ñu mën a muñ lañu n'est-ce pas mais lii dans certains pays ça aurait pu créer de gros problèmes. De gros problèmes parce que li muy wax jóguma fi demuma fenn nangam ak nangam. démissionné wu ma. Tu as l'impression que il a un plan B et son plan B exclut toute démission. Parce que jàpp na ni moom bu démissionné moom mooy ñàkk te effectivement bu démissionné moom mooy ñàkk jàpp na ni si par exemple le président le dégomme en fait c'est lui qui gagne parce que les gens qui sont derrière lui vont toujours dire que dañ ko trahir. dina amaat sympathie population dana am sympathie dana mën a waajalaat déggoo mu ni wax na ko nee na ma demaat assemblée liggéey continuer liggéey bi continuer liggéey bi mooy waajal les échéances prochaines de 2029 n'est-ce pas donc bu boobaa bilan bi nga xam ne moom la Diomaye am bu fekk ba président Bassirou Faye am bu fekkee ni bilan bu baax la Sall moom daf naan am na laal na ci et tout su dee bilan bu bon la daf naan man dama cee teel a génn parce que j'ai senti que ni vraiment ça n'allait pas je suis sorti et puis bu nekkee assemblée nekkoon fa tey président assemblée xaw ma sax par nan lay nekkee waat président assemblée. mais parce que loolu xam naa ni jolof ba nekk fële moom jolof buur ba jolof ba la nekk fële. ci biir assemblée. Je me demande par quelle générosité et quelle disons fidélité vont l'animer au point de se s'effacer au profit de Ousmane Sonko comme président de l'Assemblée. Xam nga alors qu'il est élu pour 5 ans. Donc tout ça c'est bon c'est vrai que nag lu nit def nit mën na ko dindi surtout assemblée nationale yi nga xam ni c'est des assemblées yoo xam ni monocorde. bu ñu axasee ba ànd ak mais déjà Malick mi ngi nekkoon ci liggéey. di def ay teraanga jëndal gars yi ay oto di leen jox ay avance di leen lebal xaalis ak yu demee noonu xam nga yooyu nag bu yàggoon tuuti dana mën a dem ba nga xam ni kële la mu amoon fële sax moom dana ko mën a récupérer ci pet nga xam ni bu koy ñëwee bëgg indi ay jafe-jafe ñooñu dañ ne ko déedéet loolu lii du fi amee comme ni ma la doon nettalee ci affaire Latsuka bi Ngoné Dieye rek ak ba muy nekk Damel du Kayor ni ñu defoon ak waa Kajoor bu jot ci nguur gi waaw ndax daf defi teraanga voilà mu nekk lu am solo bu ñu fàttee mukk que ne ki nga xamante ne tey mooy suñu njiitu réew mi opté wutoon sax nekk président de la république te mu jàpp nañ ne moom amul programme boo xamante ne tegaloon nañu ko da daan pointe du doigt tey ki nga xamante ne mooy suñu premier ministre tey dañuy jàpp ne buy dérouler li nga xamante ne mooy programme moom di gouverner réew mi dañuy jàpp ne programme Ousmane Sonko lay diriger parce que moom moo doon wax Diomaye mooy Sonko mooy Diomaye espérons que Diomaye mooy Sonko ba tey mu ngi daal di continuer li nga xamante ne moo daal di xew ci réew mi mais beaucoup se disent que ne loolu est-ce que mu ngi exister ci réellement ndax bu ñu demee ba suñu premier ministre di wax que ne fi ma waroon nekkuma fa day amaat beneen problème boo xamante ne beneen question boo xamante ne day daal di jiixi jaaxal li nga xamante ne mooy daal di suñu xel bi doyen ma daal di dugal ki nga xamante ne mooy Cheikh Lo ñëpp xamee ko ci Macky Sall influenceur u Macky Cheikh maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax te nga bàyyi tardé nag sama xarit maa ngi lay ziar bu baax day faatu di ziar tamit sama kilifa gi mu fekk di rafetlu bu baax a baax émission bi di muy doxee di jégalu nag bu baax a baax ci tardement bi dëkk bee xawoon na xar rek maa ngi rafetlu bu baax a baax émission bi muy doxee macha allah ma daal di lay bàyyi daaj la sa jàngat bi nga xamante ne am nga ko ci ki nga xamante ne mooy suñu premier ministre démb kàddu yi nga xamante ne yëkkati na ko jëmale ko su tey ñi nga xamante ne bàyyiwul benn secteur société civile presse ba ci ki nga xamante ne mooy suñu président de la république di wax que ne à chaque fois rek ñoom la ñuy daal di attaqué bay woote sax li nga xamante ni mooy boycott ci yenn organes yi nga xamante ne buñ demee nekkuñ fa nekkul en faveur si ñoom. waa dégg nañ démb déclaration bi mu def wala boog lim doon defal ak ñennam ci waa këram. mu nekk loo xam ne nii Sénégal yëpp ñoo ko gis. ñoo ko déggandoo. waaye dafa am loo xam ne dama koy wax chaque jour rek. muy Sénégal dafa am loo xam ne daf fee xew depuis 2021 ba léegi. yàlla dogal ñoom ñu doon laaj nguur gi. Sénégal yëpp daal di mànkoo jox leen ko ci yar ak teggin. am ci ñoom yaakaar. Sénégal nag dañoo sonn ci xiiroo ŋaayoo. ndax dafa am ñoo xam ne seen loxo jot na seen gannaaw am ñoo xam ne seen loxo jotu seen gannaaw man chaque jour ñoonu lay ëpp ñu may sóoraale. moom dafa am na proposé woon Sénégalais yi ne Sénégal am na lépp lenn la manqué muy ay njiit yu jub wala ay njiit yu baax moom la nit ñi wóolu
yàlla dogalu ci moom président mu joxoñ nit ñoo ngi wootal ko ci lu doy wootal ko ci 54% mu laaj majorité Assemblée nationale jox ko li gën mooy lu ko metti mu muñ ko te xam ne na ko jiitu yaay dégg lu nekk olof dafa am wax bu mu wax dana way wii këpp gaal kenn du ko way ki taat tefes mu doon dëgg jot péng Sénégal soxlaa tuñ yaane ma maane la lu ñu def ci biir yi ak lu ñu defaree suñu avenir lañ soxla mais dañoo sonn ci xiiroo ak ŋaayoo en réalité dama koy wax chaque jour boo ko waxee nit ñi naan da ngaa bañ Ousmane Sonko yow da nga koo compte fekk demeewul noonu gis nga wax su baree ku la warul yeb dan la yeb ku la war a yeb dan la yeb kilifa da ngay xam ne yow kilifa nga yaa ngi dégg président bi muy joxañ naan bu démbuloon tey su ma doonoon président lii di xew dina xew yàlla dogal ci moom président ki yàlla dogal ci moom président na ko baax yaa ngi dégg lu muy wax ak moom mu wax ko ci biir mais démb discours am bi mu génn tenir ko am na lu bari loo xam ne nit ñi xamuñ ko woon te xam nañ ko ndax ñun ay borom xel lañ buñ fekkul fa ngay waxee sax boo waxee pare dañ xam li nga bëgg wax la lépp mais li ma bëgg a wax te leen ko dénkaat ñoom mooy dafa am gouvernement bu fi nekkoon doon liggéey muy président Macky Sall Sénégal yëpp di ko jooytu noppeeguñ mu liggéey fi loo xam ne ni kenn dootu ko fàtteeti ñoom ñu mën a taxaw daan ne Macky Sall baaxut guddi baaxut bëccëg sàcc na suñuy milliards yàq na suñu réew mais Macky Sall da doon sàcc ñun ñuy gis suñ bopp mécanicien bi tôlier bi jaaykatu fëgg jaay bi réew mi di dox Sénégal ñu fiy liggéey loo xam ne nii ñun ñëpp daf ñuy amal njariñ muy TER bi BRT bi stade yi point yi fu ne nit ñi di gis seen bopp mais ñoom bi ñëwee ba léegi li may faral di wax ndaa loo xam ne ni bu Sénégalais yi dama ba mar bu ñu ko fekkee war cee naan sax defalaguñu ko chaque jour maane la maane la Sénégalais yi léegi mënuñoo xëy te waxuñ justice bi ministre de la justice conseil constitutionnel nu mu tuddati fële nu mu tuddati dig maanaam yoo xam ne nii Sénégalais yi dañ cee maar li Sénégalais yi bëgg mooy ñu ne ñu procès yi tàmbali na yaa ngi dégg jëlee nañ xaalis bi nii ñu ngi koy dugal fii mais xiiroo ngaayoo pour man amul benn solo fii sabbali laa Sénégalais yi dañ leen a fal yaakaar leen bu fekkee ne nag da ngeen a dem ba xam ne li ngeen waxoon Sénégalais yi mënoo leen ko am leen ngor ak dignité daal di jàkkaarloog Sénégal daal leen carrément liñ leen waxoon kat ak liñ yaakaaroon bokkul chaque jour ma wax ko nee naa leen yàlla day àtte te yomal xeeb ñëwagut yéen di ngeen a jàppoon ne Macky Sall daa fekkoon ay milliards yi tege nii rek mu jël ko moom wax nañu ko ne 12 ans yoo xam ne yendal lu ma fanaana lu ma du noflaay du dara ngir bëgg réew mi dox bu gaaw ngeen jàpp ci dara bi daa sàcc suñu milliards daa def lii daa def laa moo yàqali moo yàqalaat Macky Sall sàcctoon suñu Macky Sall ay pexe la daan def ay milliards yi dugg ci réew mi mu am ay liggéeykat yoo xam ne dañ koo respecté c'est la première fois ñu gis ñun Sénégal fii nii premier ministre boo xam ne ni comme président chaque 15 jours laa wax ndax ñetti génn mi matul ci 20 jours wala 15 jours chaque 15 jours la génn jàkkaarloo askan wi nee nañ ma lii nee nañ ma laa waruñu maa wax lii daa ñu commencé wor sëñ bi loolu kenn soxlaa dëgg li ñu soxla mooy projet yi taxaw dëgg la yàlla bëgg mais Sénégal jamono jii nii sama genre bi nga xam ne nii ñun ñooy doon avenir ëllëg avenir réew mi ëllëg xam la moo lan moo ñu yàq mooy parparloo dañoo jël Sénégal def ko ñaari parti muy Barça Real lañ ko def ñii dañoo faral Real ñii faral Barça noonu lañ jàppee Ousmane Sonko Macky Sall Khalifa Sall ku mu mën di doon fekk demewul noonu ñoom politiciens yi ñu wax leen ko ak ñu ñàkk leen ko ba ñuy wax am nañ dépasse 2 ans 3 ans yoo xam ne nii buñ toogoon seen kër duñ am problème dépasse waaye suñu genre bi nga xam ne tey bu ñu xëy liggéey dara du sotti ñun ñoo war a gëmati suñu bopp ndax tey benn silo day génn di kaas yi nga xam ne ñëpp la koy kaasaale ndax am na ñoo xam ne bëgg nañu wax lii may wax waaye yàlla tegu leen fii ñu fi may waxee nii yaa ngi dégg nga koy wax benn Samba Sugur Jaay defee ne di la saaga nday te pourtant li ngay kaas ni bu sottee moom da ciy jëriñuwaale dëgg la yàlla bëgg Ousmane Sonko jeunesse Sénégal ñu bëri dañ koo yaakaar mu am lu ñu leen gëmal loolu lim leen gëmal na ci ne su demee ba yàlla dogal na lii mënu ko mu am courage taxawal jàkkaarwaat réew mi mais chaque jour ñaar yi njiitu réew moo xam ne nii wala responsable ko dañ may wax loo xam ne waruñu ma ko wax mais sëñ bi moom tey bu ñu delloo ci ginnaaw naam fàttali ko baax waaye bu ñu fàttali ko ci ginnaaw moom li fi wax avant muy toog fii est-ce que kenn xalaat na ko wax jamono ji kenn xalaatu ko wax junee Ousmane Sonko wax na ko ci réew mi président Macky Sall taxaw fii am ngor am tolérance bëri ndax moom laa ma sa dégg moom suñ premier ministre mu jàkkaarloo Macky Sall daana ko Firawna Sall wala Firawna te dara fekk ko ci ak Firawna ni mu doyee waa ak lu man di doon boo ko kay wax Macky Sall am ay amul tolérance xol bi yaatoon lool ñu koy tooñ Macky Sall dafa bon fekk Macky Sall aw daal la ma gën ñii foofu ndax maanaam yërmaane ji am ko ëmb loolu mais chaque jour li koy wax ci ñaaw mais yow ñaata un an nga fi defagul 6 mois yow di Sénégal yi di xëy di wax nii ignorer leen bu fekkee da nga am projet am foo bëgg a jëm sëñ bi nekkal ci loolu te bàyyi ñee wax dëgg yàlla bu fekkee da ngaa bëgg a yëg ci garab nag ku la xëy nga waaj ko xam doo ma sa yëg ci garab gi Sénégal yi sonn nañ tay nañ damm nañ fi sabilillah nañ defar réew mi te bàyyi maana la maa la léegi nag bu yàggee xamal leen dul sa intérêt bopp personnel yow moo lay jël waaye intérêt réew mi ñurul te ñun loolu lañ gis ci jamono jii nag nañ gëstuwaat askan wi te xam ne Sénégal ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi yaa ngi dégg réew mi su doxalee ñun ñëpp la doxal ñun ñooy bokk di jullee doo ci jumaa yi
ñooy bokk di duggandoo ci car rapide ñooy bokk di duggandoo ci tataay ku sa paas ma tudd sa moroom Sénégal yi moo la koy mortalil boo daanoo ci télé bi ay sénégalais la fay fekk baa gaañoo di la yëkkati jumaa yi boo demee yóbboo ba sax nit la fay fekk naan la sëñ bi kaay jullee fii nii ñu bokk nay loolu la nga xamoon mais Sénégal instant dafa mel lu séparé wu da ngay gis ku taxaw sax di critiquer wala di wax nit bañ la man ñaata nit ma romb dootuñ mu foirati ndax Ousmane Sonko may wax mais li ci tuumale dara maa xam ci li ma nekk lan la boo nekkee ci li nga nekk di ragal na doo ma sax dem fenn li may ñaan mooy nañ joxantuwaat loxo te premier ministre bi ci li nga koy ñaan mu woowaat politiciens yi yépp comme lañ defoon ci 28 le 28 bi passé woo politiciens daan ne leen jàmm la réew mi soxla réew mi instant bi nii feeg réew mi stable ñu woo politiciens yi teg ko ci jàmm woo ndaw ñëpp teg leen ko jàmm liñ bëgg duñ ko mas a am réew mi moo dalul ci boppam xiiroo ŋaayoo waxante la wax ñaaw ma joxe kàddu ba ci kanam ñëwaat. wax nga lu am solo réew mi jàmmoo lañ daal di soxla waaye si li nga xamante ne mooy sorteen bi démb ñu gis ku mel ni Madiambal Diagne mu ne tout le monde est passé à pris pour son garde le président de la République, l'opposition, société civile, les magistrats, les médias, les alliés de Pastef. Bassirou Diomaye Faye n'a plus le choix, il doit démettre son premier ministre de son fonction lui-même. xam nga man nag côté boobu laa d'accordul ak Madiambal li tax d'accorduma ak moom mooy man dama jàpp ni stratégiquement pour les intérêts supérieurs du Sénégal man dama gëm ni Ousmane Sonko il ne cristallise pas la paix sociale au Sénégal man dama gëm ni le problème du Sénégal c'est Ousmane Sonko fondamentalement dama ko gëm et je l'assume moo tax man ci sama xalaat li ma xam ni man boo moo doon gënal mooy mu continuer ñu xam lu mu mënee Sénégalais yépp mu leer ci seen bët parce que pour faire démystifier Ousmane Sonko il faut que Ousmane Sonko soit là pendant 5 ans comme premier ministre du Sénégal. Sénégalais yi xam lu mu mën parce que tamit nit ki lu ñu koy nattee un homme politique mooy ay action ak résultat wu liggéeyam ndax jëmale na Sénégal kanam wala jëmale na Sénégal wàcce na Sénégal mu dellu ginnaaw. su ko defee Sénégalais yi ñu nga xam ni dañoo amoon ci moom yaakaar yenn yaakaar ni ku yàlla yónni la ah pour mu ñëw defar Sénégal suñu demee ba ñoom ci seen bopp ñu rendre compte ni effectivement la ñu yaakaaroon nekkul parce que léegi commencé na feeñ loolu ni la ñu yaakaaroon nekkul feeñ gi dafa fës parce que nga nekk premier ministre pendant 1 an et 6 mois 2 ans yu manqué juróom-benn weer nga nekk ko ci état amul dara loo xam ni rek mën nañ ko def à ton actif ci lu jëm ci wàllu koom-koom jëm ci réew mi lu nga xam ni foo dem dëkk fa man la secteur boo dem nit ñaa ngi am jàmbat ci seen jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu nekkee ci réew mi donc ñun li ñu koy xaare du ay discours ak ay des actes politicienne de politiciens plutôt xalaate wuñ ko loolu yaakaare wuñ ko ci loolu waa Pastef it certainement ay sénégalais lañu yaakaare wuñ ko ci loolu buñ ko waxee ak buñ ko waxul ñoom lañ doon yaakaar mooy mu def ay performance mais aujourd'hui nag boo ko jëlee faciliter que plan BM boobu mu nga génne ko ci gouvernement bi les gens diront que dañ ko dàq mais moom moo doon solution bi xam nga man j'aurais compris Ndeye Fatou j'aurais compris que le premier ministre am ay contradictions wala am ay revendications yu muy def sur le plan économique orientation yoo xam ni jàpp na ni président Diomaye ni mu orienté économie bi du noonu wala au plan diplomatique mu taxaw fësal ni sur le plan diplomatique il faut oser bu fekkee da nga gëmul dara wala da nga yaakaar ni loolu du yoon mu taxaw assumer wu ni les choix diplomatiques du président de la République critiquer ko wala mu critiquer ses choix économiques yu demee noonu stratégique mu mën a comprendre mais qu'est-ce qu'il reproche xoola sortie bi mu def ni mu grave ak ni mu mobiliser Sénégal yépp pour xoola une seule question son ego boppam mooy lan mooy dañ may xas dañ may ŋàññ te kenn du intervenir xeeb na ni li nga xam ne moo nekk ci kaso bi ci ay doomu Sénégal yoo xam ni seen faute yépp lenn rek la joxe seen xalaat seen point de vue ñàkk ànd ak moom te fesal ko te mu jóge moom ci fukki at yoo xam ne àndul ak nguur fesal ñàkk ànd ak nguuram amee làmmiñam wax lu ko neex ci réew mi waxuma sax wax rek yam ca mais def lu ko neex ci réew mi en matière de violence politique
yu fi am mësu fi woon am wala boo gëjoon na fi am donc loolu yëpp mu def ko fi ba pare tey yow nanguwuloo ñëw nekk au pouvoir taxawoon nga ni yow jàppoon nga ni sañ-sañu doomu aadama kenn waru ko mën a jël di ko dugal ci kaso parce que dafa wax xalaatam yow nga ko doon théoriser démb ak bërki démb la liberté d'opinion la liberté de presse yooyu yëpp nekkoon ay fas yoo war di ko dawal booba ak léegi ñëpp yaakaar ni ci loolu ngay dox nga ñëw daal tey ñu jox la nguur nga daal di ñëw taxawee neneen wane ni man du ma nangu may représenter Sénégal nit di wax ci man te yow ngay ku ñu yónni yow koo xam ni sénégalais yi ci seen ñaq ci seeni impôt lañ lay fayee pour nga liggéeyal leen mais booy liggéeyal nit am na ku sañul bañ sañ a nangu. Nit ki bu fekkee da nga koy liggéeyal am na sañ-sañu ni la ni nga may liggéeyal neexuma ni nga may liggéeyal baaxul kenn mësagoo fi dégg benn nit ci ñu jàpp ñépp ku fi taxaw saaga ko amul ku ci nekk sa xalaat nga wax ay yenn mots yu nit ñi di utiliser comme li Moustapha Diakhaté waxoon tudd guñaafiye démocratie bu xam ni amul ay ñaari opposition ak pouvoir mënuñu taxaw di échangeante xaxarante yooyu su ci amulee ban lan la démocratie di jëriñ su fekkee ni yow mënoo nekk sama adversaire politique man la yow ton geste est un geste opportuniste nga jàpp ne opportuniste xam nga la gën a nekk lay saaga kay mooy nga taxé nit fumier parce que fumier ku xam lan mooy fumier xam nga kooku dafa mel ni ku nekk ci mbedd rek di wax mais fumier normalement un homme d'état sax du warul sax di utiliser lu mel noonu waxuma la di ko jubale ci ay camarades am sax yoo xam ne dañu nekk ci biir langue politique bu ñu bokk ñuy werenteeg yu demee noonu mais waxuma la loolu mais toute une société civile bu nga xam ni ñoom ñooy xoromu démocratie ñoom ñooy les garants de la démocratie ñoom c'est les sentinelles de la démocratie en principe même si notre société civile est critiquable que nous avons toujours critiqué une certaine société civile mais ñooñu nga xam ne démb ak barki dem ñoo àndoon ak yow tey atu yu bëri yoo am société civile boobu moo la ko may ce que Alioune Tine a fait pour Ousmane Sonko ou ce que Seydi Gassama a fait pour Ousmane Sonko ne serait-ce que pour respect à ces deux personnages waroon na mën a jombale boppam sax di utiliser yenn mots yi di ko adresser de manière générale à la société civile waxantuma la nag naan la société civile dañuy takk seen biir ba dootuñu amati xaalis boo xam ne dafa leen di mën a may ñu fonctionner parce que société civile du état moo koy doxal ay ONG ñoo leen di doxal dans tous les pays du monde xam nga loolu moom bu ko waxee sax loolu mënul nekk il le dit ça c'est pour assassiner la démocratie au Sénégal cette société civile qui est la nôtre suñ ko waree rectifier war ko critiquer danañ ko critiquer mais duñ ko saaga duñ ko vouer aux gémonies n'est-ce pas donc il n'a qu'à savoir raison garder xam nga man mënoon naa comprendre mais li ko Diomaye may aucun premier ministre au Sénégal n'a eu ce privilège de la part d'un président de la République ku taxaw boole àddina si yépp ak li ko nit ñi ŋàññi ci loolu mu taxaw ni je veux un premier ministre très fort mais léegi lan la bëgg dafa bëgg Diomaye takk sénégalais yi yeew leen ba ñu dëgër jël karawaas jox ko ni ko dóoral di ko dóor ñu déjà moom li muy def ci sénégalais yi rek mësul am déjà le régime là est discrédité sur le plan international à cause de la violation des droits les plus élémentaires des citoyens sénégalais n'est-ce pas le droit à la parole le droit à comment dirais-je les libertés individuelles et collectives qui sont piétinées pour un oui ou pour un non on te convoque on te met xoolal tey Badara Gadiaga ni ñu ko def Badara Gadiaga nga xam ni li mu def flagrant délit normalement daf ko wax ci benn tribune ña ngi ko téye di jéem a seet leneen lu mu def loo xam ne danañ ko mën a teg ci kawam comme ni ñu def Abdou Nguer j'espère que nag l'opposition sénégalaise les partis politiques sénégalais ñi ci nekk en reste par rapport à cette lutte du peuple sénégalais pour que effectivement ñu ce régime bi fi nekk respecter le peuple sénégalais jox leen seen yàq ak seen yelleef démocratie bi ñu fi fekk ñu consolider ko te bañ ko salfaañe yaakaar naa ni opposition boobu tey la balle est dans leur camp aujourd'hui ils doivent être ensemble ci manifestation yoo xam ne danañu won état bi fi régime bi fi nekk que ni effectivement le peuple sénégalais n'est pas content voilà donc vraiment loolu moom c'est quelque chose bu nga xam ni mënuñu ko bañ a def
aujourd'hui ils ont tellement attendu mais jot na nag wax dëgg yàlla ñu janoo ak régime bi ci ni nga xam ni moom la yoon mayee muy démocratie des marches pacifiques mais des marches monstres jébbaane leen ci àddina si yépp xam ni effectivement régime bii nga xam ne moo fi nekk c'est un régime bu nga xam ni à tendance dictatoriale. Voilà. jàngat bu am solo nga def ndax li nga xamante ne mooy discours am bi kàddum yëkkati démb gis nañ ko mel ni Papa Alé Niang ndaxte bu ñu demee bay wax sax dem ci yenn plateau yi nga xamante ne arrangé wuñ leen il va falloir ñu xool plateau yi ñu war a dem ak ñu warta dem ñu gis ku mel ni Papa Alé Niang daal di wax que ne des ministres sont régulièrement invités à la RTS pour défendre leur département mais ils annulent souvent leur participation à la veille voire à la dernière minute c'est regrettable li nga xamante ne nemmeeku nañ ko démb wax nga sànq tudd fi lu mel ni député fële ci assemblée nationale gis ku mel ni Doudou Wade doo xamante ne ñëpp xamee nañ ko ci assemblée nationale li liggéey bu am solo mu fa daan def mu daal di def ab tweet di wax que ne l'ex député Ousmane Sonko démissionnaire a perdu définitivement son mandat du regard de la réglementation en vigueur 10/7/2025 bi nga xamante ne mu ngi daal di dox mu nekk loo xamante ne nemmeeku nañ ko ci article 55 de constitution la qualité du membre gouvernement est incompatible avec un mandat parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée rémunérant. Pour réserver ces dispositifs prévus dans l'article 56, le député nommé membre du gouvernement ne peut plus siéger à l'Assemblée nationale pendant la durée de ses fonctions ministérielles. Ousmane Sonko, élu député, n'avait démissionné de son poste de Premier ministre, donc sa nomination précède son élection. Il continue sa mission en tant que chef du gouvernement. Il perd son mandat de député. mu nekk loo xamante ne article 56 moo daal di koy wax. mais loolu c'est absolument vrai. Article 56 moo wax loolu xam nga dégg naa sax Amadou Ba le Amadou Ba encore Amadou Ba qui se targue d'être un juriste mais xam naa ni moom nattu la am ndax bu fekkee ni yow lépp loo mës a wax di ko défendre daaneel nañ ko màbb nañ ko te toujours rek ngay taxaw di jaay xam-xam ci kanamu nit ñi il s'est empressé de répondre à Doudou Wade au doyen Doudou Wade. Doudou Wade c'est quelqu'un boo xam ni sur le plan parlementaire bokk na ci les plus grands spécialistes les gens les plus rompus à la tâche de parlementaire xam mbir yi mook Moustapha Diakhaté ñoo ci yem loolu ak ku mel ni Abdou Mbow. Donc man jàpp naa ni wax boobu dafa jotagul. xam nga lu tax wax boobu jotagul. moo tax xola nekk ci di ci waxaat sax. mooy perte sa temps xam nga ñun. On a vu Ousmane Sonko mu taxaw ci buntu assemblée nationale mi ngi sol costume sol cravate bu xonq génn mooy bi ko président pressentiré pour mu nekk premier ministre. mu ñëw janoog àddina sénégalais yépp ak àddina l'opinion nationale et internationale ni j'étais venu pour donner ma démission en tant que député mi ngi nii wallahi al-azim je suis venu pour donner ma démission en tant que député. Parce que le président de la République a besoin de moi au niveau de la primature. mu waxee ko lu mel noonu. donc tey bu ñu demee ba ci jamono ñoom ñu taxaw naan il est toujours député loolu bokk nañ ñu expliquer lu taxoon moom mu wax loolu. lu taxoon mu wax ni au lieu que mu ni dama jël xeetu nu nga ko xam sax disponibilité pour sama poste député en attendant nangam ak nangam xam nga bu ko waxoon au départ le débat tey du ñu nekk di poser loolu même lui il a dit aux Sénégalais. que dafa démissionné ci poste boobu voilà donc loolu bés buñ ca jotee buñ ca tollee ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci loolu danañ ci wax ba mu mat sëkk mais man personnellement gëm naa ni quelqu'un bu nga xam ne da nga nekk député ñu fal la nga nekk ci gouvernement nekk ministre wala nga nekk premier ministre ak wala directeur wala feneen DG wala feneen sa poste député keneen moo fay nekk mais yow waratoo fa nekk. man loolu laa gëm te tey man gëm naa ni Ousmane Sonko am na ku ko remplacer ba pare. Normalement parce que su dul loolu ñoom seen liste député sax day manqué waaye ko fa nekkoon dañ koy doon génnee bon comme député moom mu daal di dugg loolu yëpp jotagul. xam nga lan moo constanté wóor aujourd'hui il est le premier ministre du Sénégal te ñun de bu doon suñu sagoo il va continuer à être premier ministre du Sénégal. nit ki boo sombee dara da nga koy naan. daam jeex moom moo fi gëmloo nit ñi ni moom am na pexe moom am na xam-xam. moom am na njub. moom am na lu ne mu ni am na ko moom moo ko am tey mi ngi nii bu mu bàyyi dem ba ca digg ba xam ba ndox ci baat ba pare
bëgg rocceeku bàyyi Diomaye moom kenn loolu c'est pas acceptable. Diomaye defu ko dara. Diomaye c'est quelqu'un bu nga xam ni vraiment cër yi mu ko jox mosuñu gis benn président bu mës a jox loolu premier ministre am. ku bañ ka bañ la bañ amul lu mu ko dajalul en tant que militant en tant que lépp nekk na président de la république wane ni que xoolal lorñeel sama poste bi xool ko bu ko piis xool ko. loolu la wax ko kay wax dëgg yàlla amul mais nag am na lu nga xam ni mooy la réalité du pouvoir un président de la république bu nekk Sénégal jël Sénégalais yi avec la complicité moom bu bëggee avec la complicité du président de la république. mu bëgg jël Sénégalais yi téye leen ci ay yenn situation yi di leen noot loolu Diomaye a bien raison. il a bien raison de ne pas accepter ça su fekkee ni loolu la su fekkee moom loolu lay wooyee ñàkk autorité ay du genre man yow et puis boole sax Diomaye ak nit ñi parce que boo demee ba ni le président la yow mu joxoñ ko nga ni yow fu la nit musaana fu la mu nit tooñee ba nga fi nekkee ba léegi fu la nit tooñee faj nga ko ba pare nit ñi sax dañuy yaakaar ni man maa ko def non loolu xam nga li man li ma gën a ñaawlu wax boobu bokk na ci wax yi ma gën a ñaawlu parce que man sama ay valeur moo ma mayul loolu sama valeur moo ma mayul man sama kilifa nit koo xam ne dañu nekk muy sama kilifa yëkkati teraanga bu day ni premier ministre du Sénégal teg ko sama loxo nga ni sama xarit la nga ni tuddee na ma doom nga ni nangam nga ñëw lu mel noonu xam nga tey nit ñi mënoon nañu bañ a xam ni Diomaye mooy agiré noonu mais tey moom gëmloon nañu ni Diomaye en réalité le président Bassirou Faye c'est lui qui fait condamner les gens qui s'attaquent à sa personne xam nga am na wala amul moo ko créé wala créé wu ko de toute façon il a mis le mal est là déjà xam nga donc ku mel noonu vraiment loolu moom aktam boobu man day vraiment dama ci sax ruus te awma ci benn responsabilité parce que tamit à un certain niveau de responsabilité am na lu nga xam ni doomu aadama bu nekk war na ko jombale boppam am na loo xam ni secret la yàgg sa diggante ak nit xam nga taxaw sax di wax naan mës naa waxtaan ak moom wax fa ngeen jaar wax ay tànk yi ngeen jéego yi ngeen dox nga xam ne loo xam ne bu fekkoon dañ ko def ci dans un cadre restreint nga xam ne amul rajo amul télévision amul live amul dara en tant que politique ngeen waxante ko seen biir le linge sale se lave en famille mais quand tu le mets sur la place publique loo ko wax lu mu la tontu ak seede ba ngeen jël non vraiment on se demande mais ces gens-là est-ce que réellement ils sont conscients du rôle auquel les Sénégalais leur ont confié le rôle là est-ce qu'ils sont conscients de ça ku mel ni moom Ousmane Sonko particulièrement ndax xam na dayoo liñ ko jox réellement ndax natt na ko bu baax a baax voilà c'est désolant ci li nga xamante ne nemmeeku nañ ko démb nit koo xamante ne jàpp nañ ne am nga problème ak ñëpp société civile presse ba tey ki nga xamante ne mooy njiitu réew bay demandé cher pour ñu boycott yenn médias yi nga xamante ne arrangé wu leen parce que dañuy yëkkati ay kàddu di ko daal di teg seen derd bi alors que démb ñi nga xamante ne ñoo fi nekkoon dégg nañ lépp lu ne waxal nañ leen ko te taxul benn yoon ñu daal di agir comme ñoom ni ñu ko agiré nii décider boycott. waaw bon xam nga boycotté yenn médias yi nga xam ne nii. boo demee dañ lay yàqal wala dañ lay. wax loo xam ne nii waxut loolu ñun tey jii lañ ko mën a gis. ndax moom ba muy opposé wu démb gis nañ tagg bu rëy bi mu tagg lii di télé yooyu muy wax. yaa ngi dégg ndax maanaam comme Sénégal yi tey jii problème bi mu am ak Sénégalais yëpp mooy moom dafa jëloon Sénégal wala dafa jëloon ci yenn bopp nit ñi def ci ñoom loo xam ne nii. jàpp nañu bu Sénégal maanaam bu ñëwee ci réew mi rek Sénégal dina changé bu gaaw boo xam ne nii doy na waar moom tey jii télé yooyu muy wax noonu taxaw na fii daan ne carrément moom moo ñu ko xamal de daan na ngeen nit waroo nekk ak nit wala nga nekk ak média bu xëyee tey bu la bindalee lu baax nga ne waa ji kat moo baax waaye bu xëyee bind nekk suñu noonu nga ne kat kii nii lu tax mu bindal noonu nga bëgg koo jàppee am noonu. loolu kenn ku nekk war na koo baax. yaa ngi dégg loolu noonu ñun gis loo xam ne waxoon na ko ci démb tey jii doog a ñëw te man sax wax dëgg yàlla li ma mën a jàpp ci diggante télé yooyu ñuy wax ak yenn gars yi ñu fay dem mooy télé yooyu noonu ay sénégalais fay toog. te télé yooyu seen émission yi moo mag seen gouvernement bi wala moo mag seen nguur kii nii émission yi yàgg a dem la. yaa ngi dégg ay nit di fa dem ay borom xam-xam dafa dem ñoom tey jii nii ñoo waroon di njëkkoo plateau yi bu fekkee am nañ ci lu téye ci lu dëgër plateau yi ñun chaque jour ñoo ko war a occupé waaye nit bu la yàlla dogalee nga nekk ci dara amoo argument wala amoo benn bilan boo mën a teg ci foo mën a dem fu nekk xuloo nga fay nekkee nit boo amul ci loo jàpp lu dëgër ci xuloo nga nekkee te ñoom kenn tooñu la ñooy tooñ ñi lii lu ma gëm la te Sénégal yi bu gëm ko te Sénégal yi dañuy nelaw mais bientôt danañ yeewu xam ne lii lu nekk la
gor yu baax yi nekk ci réew mi di doon dox yëpp gor yëpp yàqu na te ñoom ñoo leen yàq amul ku ñu yàqu kuñ gis nee na nit diw sàcc la wala diw normal lu bare nit def ko ci bopp nit ñi ba ñooñu tey doon ay doomi sénégalais yi kenn ëpp leen ci réew mi kenn mënut lu baax boo xoolee ñoom en réalité ñoom rek a baax mais keneen ku bokkul ci ñoom ku nekk baaxul te lenn laa gis ci ñoom loo xam ne buñ ko mënee wax dëgg sénégalais mën nañ cee bàyyi xel il faut ñu dugg ci vie privée doomu aadama dëgg pour mën koo xas plateau bi am berki dem muy Badara Gadiaga ak kii Amadou Ba li fa am ñëpp gis nañ ko seetaan nañ ko wallaay ndax munoo jàpp Badara Gadiaga ay nit di ko seetaan mu am ay nawle nga jàpp ko naan ko amoo diplôme jàngoo dangaa falsifié say si falsifié moom seen yëf luñ gis na dañ ko falsifié wala dañ ko sàcc jàpp nit ki di ko xas sëkk ba ci miir bi mais nit ki boo ko seet miir bu yàggee mu riposté muus bi nga tëj ci néeg di ko dóor sax bu yàggee de sa kaw la jëm boo tëjee bunt bi mais nga bëgg nit ki di ko jàngoo di ko traité comme nit ñëpp ñu naan ko jàngoo dangaa falsifié léegi yow lan nga bëgg moom bu riposté nga ne pourquoi pas mooy wax lii te yow seen argument yëpp xaste la am na nag loo xam ne dinaa ci dellusi mu nekk lu ma ñor muy benn garab boo xam ne nii tekkiwul dara moom kooku moom dama bëgg a xamal Sénégal yi kooku moom mooy kan ma jàkkaarloog fii Sénégal yi wax leen kooku mooy kan garab moom daa war a defaraat toogaay xam ne bu fekkoon dañoo nekk ci réew mu normal bu wur wax garab moo ñu njëkk a xamal nañu Ousmane Sonko bi amul xam-xam Ousmane Sonko amul xam-xam bopp bi dara nekku ci maanaam boo jëloon biir sa Sénégal jox ko jël avion bi jox ko noo ko tukkee xool fu mu jëm xel moo tëju garab moo ñu xamal loolu yaa ngi dégg xel mee tëju daal ne Adama Barrow mooy daara ci président yi xam naa ne Ousmane Sonko moo ci toog garab moo ñu xamaloon de tey garabu moo ñëwaat tey jii ne la ku laal Ousmane Sonko ci kaw ngay njëkk a jaar waaye léegi kii ban façon doomu aadama moom moo njëkk a taxaw daan ne coowal Sweet Beauté gi amoon 2021 ba mu ko déggee lan Ousmane Sonko xamul lu mën a xew waaye doo ci mucc moo ñu ko di nga xam tey moo mën a taxawaat fi daan ne maanaam Adji Sarr xamul Ousmane Sonko dañ koo boole moom garab ba léegi ñaari wax bu waxee tey lii bu soo jàmm lu wax moo lii garab moo ñu njëkk a xamal daan nañu am na ndomb goo xam ne nii su ma la ko defee ne doo dugg kaso dem na de xoofu ndomb nga ne ko waaye dugg na kaso moom xamal nañu lu nekk moom garabu li ma lay ñaan nag mooy da ngay woote ne yow kilifa diine nga wala da ngay woote ne yow maanaam dafa am ñu topp sa ginnaaw garabu fi sabilillah boo bëggee wax ci doomu aadama baal vie privée doomu aadama yi ngay dugg tey wax loo xam ne lu wér la mais yow pour nit ñi bën laa gëm il faut nga jàpp nit ñi di leen sosal naan diw xam naa ko kee bàyyam te xamu ci dara nag yooyu yëpp day dem laaj day laajte kii fu mu dëkk ñu ne ko kii fu mu dis juddoo ñu wax ko mu toog mel na ku ko fekkoo sëñ bi maanaam gis nga moom neexoon làmmiñ doo nga tax Sénégal yi di ko bàyyi xel mais du jëf du zaahir du baatin bu wér gum téye Sénégal yi ñuy jël nag di leen dóoree ci sëriñ bi wala nga leen di dóoree ci sëriñ ci tur daar yi nañ ko baax bu ñuy politique ñu summi seen caay ak seen borog yi jàkkaar nañ ñi nga xam ne dañuy politique wax dëgg yàlla mbir mi da nga koy ñeme de mais maanaam laxasu ki dara làqatu téye sa ginnaaw kii di kocc kocc bi waxee nga naan man sëriñu daara doo dërëm doo tus bàyyi leen loolu ngeen summi seen caay ak seen borog yi jàkkaarloo nit ñi war na leen carrément damay politique bàyyi sëriñ bi ngeen di dóoree nit ñi nit boo ci nekkee dara di ci yëngu da nga koy ñeme nañ bàyyi sëriñ bi ñuy dóoree ak daara yi ñuy dóoree ndax nit bu fekkee ne da nga ne yow sëriñu daara ka li ngay nekk da nga koy ñeme mooy ngay wax dëgg di wax luy defar di wax luy boole mais yow pour nit ñi mën laa jot il faut que dugg ci vie privée jàmbur yàq ko barki Serigne Touba dem leen ngeen xool archives yi ginnaaw doomu aadama yi yàq yëpp dañoo dugg seen privé saaga nañ leen xas nañ leen wax ñaaw mais suñ premier ministre bañ na loolu de waaw bañ mais ba léegi mu ngi dox dëkk dem moo jaay garab yi dugg ci bàyyi jàmbur lu mu jotee moom lan la jotee moom ñun ñëpp gis nañ ko mu dugg ci bàyyi jàmbur wax ko lu nekk wax joogu la nit ñi yenn nit ñi di ko jël di ko gànnaay wala di ko dagg di ko partage te pourtant loolu kenn bëgg ko kenn bëggul kuy dugg sa vie privée jàmbur suñ premier ministre li mu wax ci loolu dëgg jóor péng la bàyyi jàmbur wala vie privée jàmbur kenn waru cee dugg mbir mi argument la ak téye ki lu dëgër téye ki lu leer Sénégal yi dañ laay yónni yàkkamte la am nga ci loo dëgër lu dëgër loo leen mën a jox nee leen fii laa jëmee réew mi fii laa ko jëlee fii laa koy yóbbu ndax bientôt da ngay defaat campagne ak say morom dëkk boo taxawoon daan na bu ngeen ma fayee nangam da nga fa taxaw daan na ba ngeen ma fay lii laa leen defaloon xanaa doo dem ci dëkk ne leen ba ngeen fay naa leen indil courant ñu toog ay at di la xaar indi woo fa dara boo demaatee loo leen wax dara doo leen ko wax Sénégalais yi kenn moomu leen da ngay ñëw indi argument yu leer naa ngi teg ko ci taaw mënoo ko ëllëgee boo ñëwee bëgg la laaj seen carte ñu la joxuñ la nañ dimbale nit ñi te bàyyi nit ñi nax ñooñu xamaloon nañu Sénégal am na zircon am na pétrole am na gaz mais léegi pétrole bi gaz bi or bi biñ doon wax naan Macky Sall da koo sàcc ci gaayam ñoom bi fi ñëwee léegi lan lañ ci récupéré gul xaalis boobu noonu fan la dugg anamu wala daa taxatu yëguñ ko sëñ bi nañ bàyyi Sénégal yi ñii nag te li nga xam ne mooy dëgg ñu koy wax Sénégal yi waaye ñun nag ñun ñi nga xam ne suñu loxo jotu suñu ginnaaw barki Serigne Touba Mbacke dana yéex a jariñu ndax ñun bëggante wuñ
ay alal yu borom bàttali yu nduroon ndax dañuy fekk koo xam ne mën nañoo jënd ñu nekk ci ginnaaw di ko sàmmal bayal ñu fi man suñ Cheikh Lo Ngabou kenn amul maqaama ma toog di la raayal sa ginnaaw amul benn politicien yi ñoom ñii ñëpp muy waa kër Macky Sall yaa keneen ak keneen ku nekk sama ginnaaw ma lay waxal déedéet lépp lu may wax noonu dama koy xool ba xam ne lii dëgg la ma génn di ko wax man kenn laa xamul ne nit ku baax la ku bëggoon jëmale Sénégal kam la muy président Macky Sall ma nekk ci ginnaaw di ko xeexal kenn nekkul sama ginnaaw du benn politicien ñoom ñii ñëpp du kenn ku dul Macky Sall nay faatoo fële ñoom ñii ñëpp ñu may dégg doonoo booyu kenn man booyu Macky Sall la gisuma ko nuyu ma ko dégg ma ko tal dégg ma ko dara li may wax dama koo gëm li tax ma koy gëm ko dafa am sama junni moroom yu nekk ci internet bi ma xeebu lool li may wax mu gëm ko muy demaat ci ñoom ñooy xamu nu mu leen di def buñ toogee ñaari fan ñett danañ ma jéem a nemmeeku ma delloo si wàllee ci président Macky Sall dañoo bokk gëm-gëm duñ booyu kenn yaa ngi dégg amul benn politicien bu dopp suñ ginnaaw ku ci yaakaar ne dañuy nekk sa ginnaaw nga nekk sa njob bi wala nga bëgg ku la waxal nga xam da ngay woo suñu Cheikh Lo Ngabou pour waxal yaa ngi koy nax yaa ngi nax sa boobu man kenn mënu maa jënd kenn mënu maa korom ci dëgg laay ànd ak nit te dëgg gi mënoon ànd ak Macky Sall daf koo bàyyi ci réew mi jàngal ba dem Europe États-Unis yoreel doctorat lu mu mën di doon bu ñu jàkkaarloo man ak yow da ngay daw bilan Macky Sall dama koo maîtriser comme Fatiha su ma waree julli ni may tere alhamdulilah rabbil alamin doo ko dugg ci saari noonu laa maîtriser bilan président Macky Sall yaa ngi dégg kon nag maanaam nañ ñi nga xam ne yàlla dafa dogal ñu dénk la réew mi nañ xam liñ leen jox yaa ngi dégg wax ji bëri na xaar bi yàgg na te réew mi kenn moomu ko yaa ngi dégg bi nga koy laaj daa am loo ci waxoon nit ñi wóolu ko jox la ko loolu la ñuy xaar mu ñëw ñu xool nañu defaat ak yow. wax nga lu am solo ci réew mi li nga xamante ne moom la ñuy def dugg ci vie privée jàmbur yi étalé ko alors que démb gisoon nañ suñu premier ministre daal di ci wax addu ci mbir moom waaye teewul li nga xamante ne moo jëm ci mbirum Badara Gadiaga comme ni mu ko waxee ñu gis garabu daal di ciy def ay révélation yu am solo ba daal di laal li nga xamante ne mooy waajuram bu góor mais doyen bu ñu jógee ci li nga xamante ne mooy déclaration bi nga xamante ne suñ premier ministre def na ko démb ñëpp daal di ciy taxaw def ab taxaw seetlu ndaxte nit koo xamante ne am nga problème ak ñëpp laal nga ñëpp il va falloir que ñu xool ndax est-ce que nekkul yow en personne fa la mbir mi daal di problème bi fan la situé woo ndaxte mënuma man Ndeye Fatou am ak yow problème am ak Cheikh Lo problème am ak sama DG problème ba am ak technicien problème est-ce que bu yàggee duñ ne man Ndeye Fatou man mii man maa daal di sikk li nga xamante ne moo daal di xew ci réew mi mais bu ñu jógee si loolu dañuy dem ci mbirum Badara Gadiaga comme niñ ko waxee léegi rek plateau jàkkaarloo la woon problème bi daal di dégénéré ndaxte nit ku nekk boo ko laalee rek soit day daal di répliquer wax la li nga xamante ne du la neex wala soit mu daal di jéggi leneen wax leneen mais Badara Gadiaga da koo daal di jéggi laal leneen loo xamante ne da koo laal mu daal di laal fi góom bi daal di méttee mu daal di ci dolliwaat li nga xamante ne mooy alcool tax li nga xamante ne ñu gis ay nombreux DG yu bari di wax que ne procureur dafa war a autosaisir ci mbir mi tey ñu naan Badara Gadiaga déféré nañ ko au parquet mu nar a nekk actuellement ci li nga xamante ne mooy cadre du tribunal de Dakar mbirum Badara Gadiaga ban jàngat nga ci daal di am. li ma ci njëkk a ñaawlu mooy boo ko seetloo ba ca biir léegi rek maa ngi koy wax ñii xamuñu liñ leen jox xamuñu lan la li ñu yore xamuñu ko parce que noonu li njëkk anormal mooy un vice-président de l'Assemblée nationale di taxawaalu ci ay plateau de télévision di dem ci ay débats contradictoires ak te xola ak contre en face de ñoom mu am ay chroniqueurs ak ay waawu opposition déjà le député à l'Assemblée nationale dafa am benn statut boo xam ni quelle que soit son appartenance politique dafa am côté boo xam ni daf ci war a am réserve ci peuple bi parce que c'est un député du peuple sénégalais. C'est pas un député de Pastef. Dès lors que tu franchis le seuil la porte de l'Assemblée nationale dugg ci biir Assemblée nationale ñu ràng la takkal la maanaam drapeau Sénégal yi ah jox la dignité wu député à l'Assemblée nationale jël suñu oto jox la jël suñu carburant jox la jël suñu ay avantages jox la yaakaar naa ni war nga am beneen taxawaay beneen xool beneen gis-gis booy am ci sénégalais yi war nga mën a jël sénégalais yépp njaboote leen def leen sa njaboot te du la tey des questions politiques des questions fondamentalement politiques nga koy régler fa nga ko war a régler à un niveau politique nga ko fay régler ci sa langue ak ya nga xam ne mooy débat bi am biir Assemblée nationale gëm-gëm ya nga fa am man gëm naa sax ni un bon député quel que soit fu mu mën a far lii mu war a mettre en point mu nekk point de mire am mooy défendre toujours les intérêts supérieurs du pays
warul sax ni parce que fii laa far ñi ma faral fii lañu lii la ñu bëgg ma ànd ak ñoom. Man bu ma nekkoon député à l'Assemblée nationale bokk APR su ma gisee loo xam ne APR mi ngi ko bëgg def tey du yoon bu yeboo bu ma nekk député mukk ci àddina mais danaa taxaw ni lii de ànduma ci. Parce que tamit nit ki li nga doon li nga nekk da nga koy wuyoo quoi ñu xam ni yow lii nga mais député boo xam ne da ngay nekk di wër di def ay poste di def ay live di dugg di génn comme c'est comme le premier ministre qu'il est en train de faire. Un premier ministre doit avoir beneen jot la waroon am xam nga même au sein de son parti waroon na yaatal wàcce xala décentraliser ci yenn responsable yi ñu nga xam ne yenn toogaay yi mu waroon toog sax ñoom ñoo koy yore di ko toogee mais tey ils veulent une chose et son contraire loolu mënul nekk. Amadou Ba boobu on l'a vu non seulement ñi ngi ñaawlu le fait que moom mu nekk député vice-président assemblée nationale ba pare di squatter ay plateau yoo xam ne werante rek la mais wëlbatiku encore boole ci encore di verser dans la provocation. Parce que Amadou Ba c'est lui qui a créé tout ce boucan, c'est Amadou Ba qui l'a créé jour boobu fekk na rabat d'arrêt bi am na. Le Premier ministre a fait cette sortie malheureuse que tout le monde déplore. Ba mu nekk un débat qui s'est imposé sur la scène politique sénégalaise, n'est-ce pas? Ku ci nekk di ci wax ñun ñëpp ñu ciy wax mais soo ñëwee ci débat bu mel noonu mais tu es un juriste comme tu le dis mais cantonne-toi à parler droit, à parler ci li nga xam ne moom moo jëm ci rabat d'arrêt bi. Pourquoi c'est injuste? Pourquoi etc. Pourquoi nangam nag quels sont tes arguments? Mais pour toi c'est l'occasion de venir comme un nervi janoo ak benn nit di ko saaga dans sa chair parce que saaga dañu yaakaar ni saaga mooy rek bu dee lool bu mu ne kii mooy taxaw naa mais nit ki boo ñëwee woon ka ni ko yow wurujkat nga da nga falsifier sa diplôme. mooy waga jaanekat nga mu am njaboot moom tamit am ay doom am ay frère am ay sœur am ay soxna am ay mbokk nga taxaw ci lu nga xam ni amul sax relation ak li ngeen di wax. Si Badara Gadiaga a falsifié un diplôme mais nous ça ne nous regarde pas. Nous Badara Gadiaga il n'est pas là-bas parce que dafa am diplôme parce que dafa am il répond d'un brevet d'études ou bien d'un baccalauréat ou quoi ak leneen mu mën a doon mais c'est un Badara Gadiaga sénégalais chroniqueur qui par son talent a été effectivement et son engagement pour le Sénégal à équidistance de tous les partis politiques. Badara Gadiaga nga xam ni ko bokk na ci les héros de ce pays parce que Badara Gadiaga nous on l'a vu lors des événements du 23 juin sacrifice yam ca def c'est lui qui s'est constitué prisonnier dem ndax jàpp nañu ay moromam. Badara Gadiaga il a toujours été du bon côté n'est-ce pas par rapport à la lutte donc tey mu ñëw taxaw ak xam-xam bi mu engrangé et tout nekkul ci benn parti politique ku wax lu jaadu mu ànd ak yow ci benn ki ñu soit recruter ko comme chroniqueur à Jakaarlo mais soo ñëwee taxaw di ko xas heureusement ba Badara Gadiaga amee sax sago parce que fii gis nañ fi ay plateau yoo xam nit ñi dañuy dem ba mujj gi ñuy xeex. Gis nañ mës naa fàttaliku na am na benn jour Ahmed Suzanne Camara benn waaye songu ko ci biir ci plateau gis nañ fi le patron de 2STV doomam xaw ma moom ci xam tëb dóor kurpeñ kenn ci biir affaire bi parce que te loolu yëpp lu ko indi ay attaque personnelle moo ko indi. Parce que nit ki boo demee di ko attaquer sur sa famille wala ci boppam wala nga koy atteindre ci dignitéem mais bu réagir doomu aadama la day réagir donc man jàpp naa ne Badara Pape nu mu tudd Amadou Ba il a fait insulter son secrétaire général de machin suñu fàttalee saaga sax amu fa mais suñu fàttalee kaddu yi nga xam ne jóge na ci Badara Gadiaga fàttali yi mu fàttali Amadou Ba jaarale ko ci kilifaam wolof Njaay daf koy wax boo ma tooñee du ma la saaga du ma la dóor waaye damay dem dóor dama lay jéggi dóor sa baay yàgg nañu dégg lu mel noonu donc c'est toute une mentalité nit ki boo ko waxee lu ko naqadi moom it mu bëgg la atteindre fu ko gën a naqadi day dem sa kilifa mu dal ci kawam loolu yàgg nañ ko dégg ci société bi même su fekkee ne ñun duñ ko def mais pour dire que effectivement Amadou Ba il est au début et à la fin de tout ba pare nag ba ko Badara waxee loolu mënoon na ci génn rek ni pat jàpp ñaamuram mais moom saaga ya parce que Badara waxul prostituée waxul client waxul benn kaddu boo xam ni mën nañ ni dafa contraire à nos mœurs maanaam tegginuwul amul benn bu mu ci génne
n'est-ce pas la mu wax mooy dafa fàttali maanaam natt bu nga xam ne daloon na kilifaam ba ñu jugé ko ci et tout loolu la fàttali. ni def nañ ko lii def nañ ko lale jugé nañ ko ci nangam mais moom dafa ñëw taxaw ñëw jël indi wax joo xam ni dafa gën a ñaawal encore man bu ma doon su ma nekkoon à la place de Ousmane Sonko man je m'en prendrais à lui je lui dirais que man pourquoi par yow ban tuppe nga am taxaw naan man da ki ma amaloon problème liñ ñu atte mooy dañ ñu atte ni moom nangam la woon man nangam laa woon man su ma doon Ousmane Sonko damay taxaw wax poñe ko ci loolu ne que mais yow kan nga yàpp bay taxaw man jugement fan nga mës a gisee ñu jugé ma noonu c'est lui qui a c'est lui qui a raconté des contre-vérités crapuleuses et injuriantes non seulement envers Ousmane Sonko mais plus grave envers Adji Sarr parce que Adji Sarr attewuñ ko loolu Adji Sarr dañ ko atte jox ko dëgg kenn attewu ko jox ko tort kenn attewu ko accuser ko dara n'est-ce pas donc man dama jàpp sax ni normalement les avocats les conseillers juridiques de Adji Sarr war nañu ester en justice pour porter plainte Amadou Ba parce que dafa taxaw ci diggu jigéen li mu am lu gën a fort ci àddina mooy jigéen boo taxaw taxe que de loolu xasam day dem ba ci ay sëtam sa maam nangam la fi woon sa maam defoon na fi nangam alors que en aucun moment elle n'a été jugée comme étant une femme de vie n'est-ce pas kenn mësu ko wax loolu donc vraiment Amadou Ba tey lu njaagamu te mooy njaag li am ci dëkk bi yépp nit ñi nga xam ne dañu nekk di ànd ak ñun keroog dañu yendu ci Badara Gadia ba 1h du matin minuit ñi ngi taxaw foofu ak yooyu yépp moo ko jël parce que loolu mënoon na ñàkk mais dafa ñëw dans l'intention de prendre sa revanche parce que jàppoon na ni xëy na jaaroon na gars yi fete nañ ko fete bu metti ci ay waxam yoo xam ne taxawul ay naxa saxandang nit ñi daal di ko contredire ko ci yu bëri loolu metti na ko tey dafa ñëw pour jël la boo gisee keroog col ga mu solu rek wan na la kii ñëwul tey pour jàmm mais dafa ñëw pour jàmmaarloo jàmmaarloo moo ko indi woon jàkkaarloo indiwu ko woon voilà. mais doyen bu ñu demee tey ba suñu justice su réew di daal di dugg ci problème mooy débat politique yi di ci dugg ba nit ñi di ci wax que ne dafa war a autosaisir ñu gis sa lendemain mu daal di autosaisir ci mbir bi. waaw mais xam nga problème bi mooy wax ji yépp mooy que ni boo nekkee ci réew mu nga xam ni comme ñoom nañ ko doon dénoncer le ministère public il dépend directement du ministre de la justice et le ministre de la justice dépend du premier ministre comme le premier ministre l'a revendiqué ici publiquement. Mais le procureur de la République certainement il est libre et on ne peut pas dire qu'un magistrat ne peut être libre mais aussi am na loo xam ne daf koy tënk am na lu nga xam ne daf koy tënk mi ngi mel ne tey le policier bi nga xam ne dafa nekk ci waar wi di ñëw def nu nga ko sax rétablir l'ordre public mais mën ngeen bokk ndey ak bàyyi ngeen daje sur le terrain fa muy pëndal dàllam di fa tuur ñaqam pour dundal njabootam loolu moom lañ ko recruter loolu lañ koy doyee quand il reçoit des ordres pour faire quelque chose mais il le fait moo tax toujours compréhension boobu war a mën a am mais man day vraiment àdduna liggéeyu àdduna ak koom bu lu may liggéey am na lu nga xam ne dara jaru ko ci àddina pour man normalement dama jàppoon ni du sax procureur moom moo autosaisir parce que c'est un problème politique les problèmes politiques la judiciarisation des problèmes politiques loolu moo ñaaw te loolu ñi koy def mooy les politiques qui sont au pouvoir c'est eux qui sont en train de judiciariser les problèmes politiques qui vont s'adresser à la justice pour régler des problèmes politiques la fa amoon foofu à ce plateau-là un débat politique mais on règle ça par des arguments politiques lan la ñu gisul ci dëkk bi ci wàllu politique ci ay xaxarante ak waxante yenn yi mais yow lu ni nii rek yow mi nga xam ne démb ak bërki démb da nga doon ñaawlu yu mel noonu ba naan da nga leen article 80 c'est une hérésie c'est le premier ministre Ousmane Sonko moo ko doon wax l'opposant Ousmane Sonko il disait ça que c'était une hérésie ku ne xam na lan mooy hérésie musiba naaru laay la loolu xob kenn warul sax xalaat ni nit war nañ ko mën a téye parce que génne na opinion tey moom ci loolu lay dund di jàpp ni ñuy jàpp nit ñi ci seen ay opinion tey mi ngi dem ba taxaw moom ci waxam di avouer ni même le président de la république noonu lay def parce que ku ko wax dara
fii gisuñu fi sax kan moo fi offensé le président de la République man de sincèrement ñi ñu fi accusé offense au chef de l'État yëpp amu ci kenn ku wax dara lu jëm ci président de la République moom lañ naan moom la ñuy wax ni moom moo ràngoo daraja joo xam ni président de la République moo ko jox te loolu amul ci suñu constitution loolu amu ci c'est illégal parce que li ñu wax président de la République ñu koy yemale tant que le législateur sénégalais taxawul ci assemblée nationale toog ñu ni décider ni lii mooy am ak lii premier ministre moom président de la République ñoo yem képp ku leen wax kàddu gu ñu nangam lii moo lay topp wala nangam ak nangam ñu mën a xam ni loolu moo am mais jusqu'à présent loolu amul. te loolu même le président de la République de manière unilatérale même s'il le voulait il ne peut que faire la proposition ni ñu entériner ko wala ñu bañ ko entériner. Donc vraiment les gens ils doivent savoir raison garder la justice nous en appelons aux magistrats de ce pays aux juges comme l'avocat général l'avocat comme le ministère public. Man dama jàpp conception bi ma amoon ci ministère public je ne sais pas si les juristes vont me rectifier man dama jàppoon ni procureur de la République non seulement il est là pour l'État mais au-delà de l'État il est là pour la société et donc képp ku bokk ci société bi buñ la tegee lu dul yoon man ci sama xalaatu bopp profane laa de ci droit mais dama jàpp ci sama xalaatu bopp procureur buñ même bu fekkee ni daf fi toogal sax président de la République wala État wala nangam daf fi toogal aussi le citoyen sénégalais citoyen bu ñu teg tort wala ñu bëgg la jàpp ci lu dul yoon man jàpp naa ni même boo amul avocat procureur war na la mën a taxawu parce que moom mooy man pour man l'avocat de tout le monde l'avocat boo xam ni ñépp la war a défendre man conception boobu laa ci am il se peut que nag ma juum ci loolu mais man ci sama xel li mu ma jox loolu la ma jox jaabi mais vraiment su fekkee ni nag loolu am na ba nga xam ni ñoom mënul ñu ñàkk def loolu yaakaar naa ni appel bi ñu mën a def juge yi rek la ñu mën a def appel ñi nga xam ne ñoom ñoo coobarewu procureur mën na téye def mandat dépôt mais bu dara desulee lu dul def instruction ak juger yaakaar naa ni bu boobaa kooku c'est un vicaire de Dieu sur terre koo xam ni la dafa ràngoo ay daraja yu jóge ci suñu borom subhanahu wa taala te lépp lu nit atte ci kaw suuf bu ëllëgee di nga ko attewaat ci kanamu suñu borom donte atte tubaab la donte teguloo ko ci charia bu ëllëgee su des na la laaj donc su ko defee nit ñi war nañu delloo ci seen xel man du ma nangu jàng user samay tubay ci bancu école yi samay pantalon ci université ñàkk dem liggéey dugg ci kaar yi dem ci faculté yi ba génn am sama lijaasa dem defi edam génn sama moroom taxaw di ma dugal ci lu nga xam ni wóor na la wóor yàlla sax aqulay talaay li ngay def nii yaa ngi li ngay def mi ngi xaw a da ngay teg xam defu jeng nga koy def parce que tamit jàpp nit ci benn affaire man mën naa comprendre ñu jàpp nit ci benn affaire topp ci affaire boobu di ko juger mais jàpp nit ba pare di gëstu ay mbir yu mu def leneen loo ko mën a dugal pour mën ko sànq loolu yaakaar naa ni ci réew musiba naaru laay la loolu vraiment mu nekk lu doy waa mbirum Badara Gadiaga ndax li nga xamante ne mooy plateau ba jàkkaarloo fële lépp daal di sooxe tey ñuy wax li nga xamante ne mooy Badara Gadiaga envoyé en instruction le dossier est confié au doyen des juges li nga xamante ne mooy dossier Badara Gadiaga ñu ne ñu ngi koy daal di corcher ndax le procureur vit aussi la diffusion des fausses nouvelles et offense à une personne qui exerce des parties des prérogatives du président du chef de l'État et réclame un mandat de dépôt mu nekk loo xamante ne compliqué na loolu tey ci jamono ji ci mbirum Badara Gadiaga mais Cheikh ban gis-gis nga am ci mbirum Badara Gadiaga tey ñu gis ba ay nit sax di ci daal di tweet ku mel ni Ngoné Saliou di wax que ne faites un plateau à Rebeuss seen invité yaa ngi foofu en attendant vos collègues au suivant. waaw xam nga ay ku mel ni Ngoné Saliou yooyu noonu man pour man sax ñoom dañoo war a lem ba mu ron gi dem toog en réalité ñoom waruñoo wax ndax ñoom fa leen Sénégalais di xaar ak fi ñu nekk. dorul fenn ñoom dañoo jóg ne ay journalistes lañ dañuy def seen liggéey. waruñoo yokk waruñoo wàññi. waruñoo am fu ñuy far waruñoo am ku ñuy àndal. loolu mooy rôle journaliste. ndax liggéeyam la mais ñoom dañoo xam fi ñu féete carrément. seen plateau yooyu noonu dañ cee jël maanaam tamit ay nit di leen xalamal ak di leen sàmmal mbayaan gouverne moo tax ñoom tey jii nii am na ñoo xam ne sax bu fekkee ne dañoo bëgg seen avenir wala ñoo bëgg réew jëm kanam am na ñoo xam waru leen a déglu. ndax duñ wax lenn loo xam ne luñ maanaam suñ doon tey ji loo xam ne ni tey ji ñii fi nekk dañu jiite dañ koy nekk bu doon lu négatif ñoom ñoo koy siiwal ñeneen ñoo dem siiwal ko waaye di ñoom ñii
est-ce que amee dégg ndax ñoo ngi sóoraale ku leen mere wala ku leen xas kon ñoom waruñoo wax ci réew mi mais li ma bëgg a wax ci mbiram Badara Gadiaga mooy réew mi bu fekkee dañ doon xeex ñoom ci démb démocratie ndax démocratie moo war a may nga toog ci réew mi wax sa soxla wax say xalaat te kenn du la yóbbu fenn waaye doo saaga kenn doo waxal kenn loo xam ne ni waxul du dëgg mais tey jii nii Badara Gadiaga tey bu fekkoon ne ñoom lañ doon xeex dëgg la danañ ko bàyyi mu ñibbiwaat ci njabootu ndax boromam njabootu amaan na yeneen activités yoo xam ne war na koo doxi du dëgg mais tey jii nii ginnaaw ñu ngi naan ko ñu ngi topp ay dossier mag ñu ngi koy topp ci lii ñu ngi koy topp ci laa ay mbiram nañ xam tàmbaliment bi waaye bu nga xam fa muy yem en réalité yaa ngi dégg ndax moom moromam moo fa nekkoon doon defandoo plateau bi te plateau bi la fa jot a xew ñëpp sénégalais gis nañ ko bu fekkee ci réew mu normal lañ nekk wala réew moo xam ne ni tamit am nañ tolérance wala am na réew moo am nañ nekk nañ ci réew moo xam ne réew mu démocratie pour man Badara Gadiaga kenn ko waru koo woo ci lu mel noonu dama ko seeraanaat moom tamit suñu premier ministre démb muy def kii bu noonu nu mu tuddati waxtaanam boobu noonu conseil national nee na démb fu ñu doon dégloo Badara Gadiaga boo fa romboo ci yenn heure yi doo fa gis kenn waa man maa nga fa ba minuit waa non loolu sax dafa sori waa man yow lan moo sa yoon ci loolu foofu noonu jaar na fa xanaa lan moo ci sa yoon yow loolu gëm ci loolu kan mu ngi koy seetaan yaa ngi koy seetaan yaa ngi xool ba xam nit ñaa ngi koy topp wala nit ñaa ngi koy déglu dafa am loo xam ne ni bu mu nëbbu bu mu réer gis nga nit li naan jigéen ñi sëy ci kër yi dañuy bañ wujj moom en réalité dafa bëggul kenn wax ci kenn ci moom lañ bëgg di focus di wax ci ay waxam di ko kii te loolu mënul nekk yàlla lu mu yor du ko jaay du ko wanteer dalay aba boo ko mënul tee mu jël ko jox ko keneen te bu xeeb kenn xeeb kenn ndax yàlla lu mu yor du jeex def ko lu ci doomu aadama yi Badara Gadiaga boo gisee sénégalais yi bëri jox ko bopp mooy li muy wax dafa leer naññi yaa ngi dégg ñoom ñu am luñ duggoon sénégalais yi di leen ci xaar gisaguñ ci Badara Gadiaga toog nekkul booy kenn lekkul salaire kenn toog ci plateau boobu noonu di ko leeral léeg-léeg ma gis ay nit génne ay vidéo Badara Gadiaga yu yàgg naan kii gëmul da ab dóorkat la waaye lu mën a xew bu doon ab dóorkat tey li muy wax méngoo naa li sénégalais yi dund jamono bi nekk àlla cay xew Badara Gadiaga li muy wax ni dafa méngoo li sénégalais yi di dund yàlla na xas Macky Sall yàlla na xas Abdoulaye Wade yàlla na xas keneen ak keneen ak keneen waaye li muy wax jamono ji dafa méngoo li sénégalais yi di dund ñii ñoo fi ñëw daal ne Sénégal bu ñu ko joxee ñu yóbbu ko fii ñu def ci lii defaguñ ko moom mu toog ci plateau den yéen a fi waxoon lii yéen a fi waxoon lii am déet mbir mi changement la rek da ngay ñëw mën a wane munoo ñu indi sa morom teg du dëgg Badara Gadiaga boo xoolee barki démb biñ ko wooyee li génn ci ay nit te mu nekk loo xam ne lu bett la ngay xam ne kon ci Sénégalais yi ñu ngi koy bàyyi xel nga dugg ci yenn plateforme yi nga gis maanaam di ko nit ñi soutenir loolu lan moo ko may lu dul maanaam di génn ay kàddu yoo xam ne kàddu dëggal te gis nga mbir li ngay génne bu doon dëgg ci yow aar bu génnee ci sa xol bi ci xol lay dugg na fa tuuti nañ dimbale askan wi te dépassé lii ne fi ñoom kat naa la xamal leen de dafa mel ne leneen maanaam ni leen gars yi jotee ci internet bi wala ni leen gars yi occupé dafa mel dafa leen a déranger te 1 an la ci dafa gul 6 mois Macky Sall 12 ans la gouverne Sénégal ngeen baal ma ci kàddu gi mais Macky Sall biir bi réy na rek nangam ni comme li jigéen yu def rek moom lañ ko jiñut mais jéem nañ ko lu nekk mu booleeg pat ak organisé Macky Sall yàlla réew mi tàkk doon liggéey maanaam kilifa la woon dafa xam li ko yàlla dénkoon yaa ngi dégg mais koo xam ne nii tey yow boo xëyee daan wax sa daal ni nga ko solee baaxu set man lan moo tax kii wax ma sa daal ni nga ko solee baaxu wala nga ko bëgg a def di koy kii jumbóori jumbóori daa fa la buur rek ko ci dëkk bi boo nawet lappare mën na nañ ko rey wala daaw dem wala daaw dem ba borom Kajoor waaw mais loolu ñu daan wax naan baadool du lekk xorom waaw loolu dafa doxul am réew da ngay yaatu xol yaa ngi dégg yërëm saw askan yenn wax yi ni mënul ñàkk nit il faut nga am tolérance sa kër gi nga dëkk sax yow léeg-léeg ñu def ko loo xam ne neexulu guddi neexulu bëccëg waaye yaa koy toléré waxuma la nag nga jiite aw askanu lëm mënoo am maqaama yëpp bëgg la mais yàlla suñ borom kan moo ko ëpp cër ci ñun bu ko neexoon léegi ñun ñi kenn dootu doxati te chaque jour mu gis ñun lu ko loo xam ne neexu ko yonente yàlla Muhammad kan moo ko gën ci mbindeef yi kenn mais am na ñu ko gëmut sëñ Tuubaa bi nga xam ne chaque année ñu màggal ko màggal Tuubaa ko xam ne àdduna bépp fay teew am na ñu ko gëmul am na ñoo xam ba léegi ñu ngi koy gàññi waaye yow jaam-jaamaat bu xeebu bii nii mën nga am maqaama nga nekk ci réew mi ne kenn du la wax daal nga gis ay man nag li ma ci gën a xorom mbir mi ne ay xorom dafa am lu xorom la gën a da nga gis ay yambar yoo xam ne dañ lay gis di fuggee nga téeli mel na yow ñoo lay dundal wala boo amee soxla dañ koy yëg wala di la jëppee kii bàyyi leen nit ñi ñu wax seen sox xalaat ci réew mi seen xol yi yàllaa ko xar def ci ngeen bëgg ngeen war bëgg ci nit ñi bëgg bàyyi leen ak ñooñu du dëgg waaw loolu daal laa amatu li may wax
ñu bàyyi nit ñi wax seen xalaat ci réew mi. lu am solo ñu koy masawaat bu baax a baax moom Badara Gadiaga ndax buñ ne yóbbu nañ ko instruction rek mbir mi day xaw a compliqué si li nga xamante ne mooy moom waaye ñu gis li nga xamante ne mooy vidéo bi moom laa daal di bëgg a daanale vidéo bi nga xamante ne suñ président de la république dafa daal di dellu ci wàcc réew mi Mame Thierno bu baaxee ñu daal di koy teg li nga xamante ne nemmeeku nañ ko ñu ngi naan ñëwaat na ci biir réew mi waaye gisuñu benn yoon li nga xamante ne mooy suñu premier ministre mu daal di koy ñëw accueillir ci loo xamante ne waaw dafa mel ne gouverneur du palais moo ko teeru ba muy dem directeur de cabinet moo ko gunge Mary Teuw Niane ba sax gars yi di wax naan Mary Teuw di la président dénk kër gi waaye tey nag moom bi mu ñëwee gouverneur militaire moo ko bu palais moom moo ko accueillir yooyu nag moom xam nga ci réew su amee rek nit ñi nga xam ne seen xel maanaam yeewu nañ ci yu bëri c'est des initiés dañuy xaw tiit waaw dañuy xaw tiit parce que loolu day indi ay jeexe-jaaxale indi ci réew baaxul voilà donc seen contradiction boobu daal nañ ko jéem a régler bokk nu mu gën a gaawee bu fekkee ni dañuy continuer ànd ñu ànd bu fekkee ni dañuy tàggalikoo aussi ñu tàggalikoo mais mënul continuer quoi parce que ay conseil des ministres am na leneen ak leneen am na te it voilà surtout nag les seconds couteaux ñi nga xam ni man ñoo ma ci gën a metti ay directeurs généraux la ñu wala ay affaires yooyu di wut parti bu ñu far wala taxaw di xaxar wala taxaw di wane ni moom diw la ñu àndal wala moom la ñu faral yooyu moom vraiment man ñooñu moom bu ma doon président la man mën naa d'accord naa sax mu téye premier ministre bi parce que premier ministre il faut que moom mu jël ay responsabilités moom ci boppam. du ñu nangu kenn ba ma ko mu génn. mais man su ma doon président ay yenn genre directeur généraux boo xam directeur général bu taxaw di ma ŋàññi wala ngay wax bu désobligeant dama lay dàq ci saa si. damay tekki sa ndombo tànk parce que moom mooy nommé au poste civil et militaire. voilà. mu nekk loo xamante ne nemmeeku nañ ko doyen mag lay jaajëfal bu baax a baax te disponibilité waxtu bi daal dinañu dab waaye à chaque fois rek buñ ko soxlaa day daal di ñëw li nga xamante ne dindi xalaatam ci li nga xamante ne moo daal di xew ci réew mi chef waaw jërëjëf Ndeye Fatou man maa lay remercier bu baax yow moom mënuma la gànt xam nga moom fan yi moom sonn naa trop waaw sonn naa parce que bon voilà te nit ñi moom doo mënoo gàntal am na ñu nga xam ni buñ la woowee il faut nga dem parce que nit ku la woo am ci yow cër yaakaar sax xalaat rafetlu ko wacc ñu bëri ñëw woo la loolu amuloo sax sañ-sañu di bañ surtout nag ñu nga xam ni fii moom dama jàpp ni kër gi sama kër la waaw wax dëgg yàlla wax naa ko waxati ko donc saa su nekk rek avec plaisir laa fi ñëwee ak lu mu metti metti incha allah dinaa ñëw ci kàttanu yàlla ak nameelam waaw ñeneen ñi nag maa ngi leen di jéggalu parce que am na yeneen ñaar yu nga xam ne kii woon nañ ma mais daal vraiment moom day daal di ëpp nag loolu quoi moo tax daal nañ ko bàyyi ba beneen rek incha allah rabbi ni lay jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité à chaque fois rek buñ ko daal di soxlaa di suñu doyen Amadou Moustapha Gueye mu indi xalaatam si li nga xamante ne mooy daal di xew ci réew mi Cheikh aussi maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax waaw Ndeye Fatou ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di sant tamit suñu mag yi nga xam ne moom lañ doon defandoo émission bi macha allah di am mbégteeg kontaan bu baax di ñaan ci réew mi jàmm di ñaan ci réew mi dal di ñaan ci réew mi naataange ndax réew mi loolu rek la attan ndax ay kilifa yu baax dañ fay tëdd du dëgg ñu am ñoo xam ne nii tamit wax dëgg yàlla seen loxo jotu seen ginnaaw li leen jàmmal mooy réew mi am jàmm rek bu loolu jàllee tamit dafa am loo xam ne ni maa ngi koy yëgal waa Sénégal waaye di ko yëgal waa États-Unis 52 états yëpp yi nga xam ne nii xew-xew bu rëy mi ngi fay waaj am muy le 28 bi di tombanteeg jour Bamba Day bi Mame Thierno Mbacke imam ibnu Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni waaw di responsable moral diwaan di amal fee ne sant sargal delloo njukkal Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni fële ca New York 52 états yëpp nag di ànd ak moom foofu noonu kon ñu ngi ciy woo xarit soppe am di jàmm waaw mu doon loo xam ne yàgg na koo taxawal ndax ku wax ne Cheikh Ahmadou Kara Mbacke Noreyni xam ci maanaam taxaw gi mu doon taxaw Serigne Touba ndax kii ñi njëkk a dem États-Unis di taxawal Serigne Touba moom ci la bokk tey nag doo Mame Thierno Mbacke imam di jàmbaar moo ko fay teewal waaw di tomante nag le 28 bii di ñëw incha allah rabbi jour Bamba Day bi ñu ngi ci woo mbokk yeeg xarit yeeg soppi yeeg am di jàmm yëpp defal lu baax nag émission bi nuy dee macha allah. merci beaucoup Cheikh maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax merci beaucoup doyen à bientôt VIP People seen édition spéciale fii lay daal di jeexee lépp loo xamante ne yëkkati nañ ko fi rek ñu xam ne suñu borom moo daal di matale lépp ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ba ci kanam ak su yeneen jotaay jërë ngeen jëf.
mbégte kër gi mooy fësal bànneex ci biir néegu sëy waaw Vitamax double shot coffee nee na dëgër këcc te doo gaaw a daanu yow mi nga xamante ni da ngaa néew kàttan bëgg a renforcer li nga xamante ni maanaam mooy sa kàttan jëfandikool Vitamax double shot coffee muy ay produits 100% bio amul benn effet secondaire ñu daal di koy testé ci laboratoire yu gën a mag muy 100% bio boole kook ay mélange yoo xamante ni daf lay bàyyil toujours nga delluwaat ci sa ndaw ginnaaw loolu nag li nga xamante ni mooy double shot coffee énergie ñëw na tey pour feddali bànneex ci biir néegu sëy bi jël ko jëfandikoo ko jaar ci bio herbal coffee bi muy ay produits 100% naturel renforcer sa capacité nga dëgër këj te doo gaaw daanu renforcer sa capacité sexuelle guddi gi gudd lool dama ni dina neex lool lu ko waral nag bànneex rek nga ciy gis ku ko bëgg a defal sa commande léegi ci 77 751 59 59 ñu daal di koy livré muy ay produits yoo xamante ni da ngay jël sachet bi def ci ndox bu tàng doo ci boole suukar daal di koy naan ñaari fan la lay téye dama ni dëgër këcc te doo gaaw daanu defal sa commande léegi ci 77 751 59 59. yéen a ko doon laaj egsi na waaw herbal plus Ice élargissement tea muy curve méca plus tea di ay produits yoo xamante ni 100% naturel la amul benn effet secondaire yow mi bëgg a yokk say hanche yokk say fes mbaa yokk say ween dawal léegi jëfandikoo ko muy ay produits 100% bio loo xamante ne du la indil benn loraange ci sa wér-gu-yaram dootul dem benn yoon Tunisie di def fi ay chirurgie jëfandikool herbal plus Ice muy élargissement ba noppi daal di lay rajeunir delloo war la ci say 18 ans jëfandikoo ko nga daal di xam muy ay thé yoo xamante ni big butok la Wider Hips Erase Cellulite mu doon ay éradicat yoo xamante ni street make la muy 100% bio mbaa nga jëfandikoo Ultimate Maca di ay comprimé yoo xamante ni da ngay xëy di naan ginnaaw loolu nga gis sa ndaw daal di gën a dellu si waat say hanche daal di yokk sa ginnaaw daal di daan bëndang foo jaar ànd ak daagu waale muy ay produits yoo xamante ni c'est 100% naturel yow mi xale bu jigéen bi jaratul benn yoon ngay dem chirurgie di wuti ay chirurgie di ko def ci sa yaram jëfandikool Maxtrim muy 7500 mg di Ultimate Maca mbaa herbal plus Ice di ay tii yoo xamante ni moom ngay naan pour que mu daat lay jox forme jox la teint jox la lépp loo xamante ni day nes-nesal sa yaram defal sa commande léegi ci 77 836 04 48 77 836 04 48 foo mën a nekk ñu livré la ko effet immédiat naanal léegi gis résultat yi ci saa si